Please don't get on, baby. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi di leen sant di leen gërëm yéen ñii di seetaan vidéo bi comme niñ koy defee saa su nekk di weccoo ak yéen suñu xalaat ci li jëm suñu réew muy Sénégal donc tey ñu fas yéene ñëw waxtaan ci élection présidentielle yi nga xam ne moo weesu donc ñu def benn constat ñun ñëpp mooy que ni juge Kandji résultat yi mu génnee moom la conseil constitutionnel validé c'est-à-dire que ni président Macky Sall le président sortant falaat nañ ko à hauteur de 58,26%. donc ñu ñëwaat tey jii nii pour fas yéene waxtaan ci li nga xam ne mooy appel bi ñuy lancé par rapport au président ci mandat bi ñu ñëw def nii muy de 2019 à 2024. donc ci loolu noonu ñu bëgg a waxtaan ci 5 points. premier point mooy seetlu nañ fan yi Sénégal ñu ngi laam-laamee wala ñu ngi tourner autour de benn affaire boo xam ne pour man lu garaaw la te ñu ngi koy fooyee te Sénégal tàmm nañ bu ñuy wax benn affaire di si dem à un moment donné dañuy dem ba def ko dëgg muy troisième mandat. ñu ngi wax waxu troisième mandat pour le président Macky Sall te ñun ñëpp gis nañ ne moom moo toog RTS mu ne troisième mandat du ko defati moom dootul présenté benn rek la soxla muy bii mu gagné nii. donc je pense que wax boobu frankulaay na féete na boor mais ñu ngi koy waxee ñu ngi koy laaj yenn homme politique yi si yenn plateau yi. je pense que loolu c'est pas un débat du loo xam ne war nañ ko waxtaanee di ko fooyee ba ñuy dem di ko inculquer si yenn homme politique yi après ñu ñëw taxaw fii naan wooye le président de la république fii la jaar fii la xar yi jaar ay constitution et cetera. loi boobu moom moo indi nit ñi voté ko ñu teg ko fële. donc loolu du loo xam ne dañ ci war a débattre ba loo xam ne dañ ci war a wax na Sénégalais yi jël wax boobu noonu teg ko fële xam ne l'heure n'est pas à un troisième mandat bi fi amee te nañ rappeler bu baax a baax partisan Macky Sall yi wala ñu ko faral si li fi jëlee Abdoulaye Wade problème troisième mandat moo ko fi jëlee te ñun ñëpp on est témoin de l'histoire gis nañ ñu ko sénégalais yi jëlee fii nii gis nañ fu sénégalais yi toll ci affaire de troisième mandat te ñu ko fi jëlee Abdoulaye Wade fii nii mooy jeunesse bi te nañ xam bu baax ne élection yi passé jeunesse bi ànduñu ak Macky Sall ànduñu woon ak Macky Sall Ousmane Sonko lañ àndaloon donc bu ñu yee jeunesse bi encore ci beneen wax boo xam ne amu fi place. loolu laa am li may wax ci troisième mandat bi du loo xam ne c'est à l'actualité du loo xam ne dañ ko war a waxtaanee loolu mënu fi nekk benn sénégalais dootu ko nangu benn sénégalais du ko accepté na ko ñëpp xamee noonu ñu bàyyi wax boobu noonu ñu bàyyi di ko fooyee ba balaa muy jël benn hauteur boo xam ne duñ ci mën dara. bu weesee loolu deuxième point bi mooy président Macky Sall da nga réussir loo xam ne benn homme politique réussiru ko muy lan da nga jël PDS nga tas ko nga jël AFP nga tas ko nga jël parti socialiste nga tas ko PS bi ñu xamoon éthique bu fa amoon déontologie ak valeur rattachée au parti bu fa amoon amatu fa da nga jël Ousmane Tanor Dieng pouvoir nga bëgg nga jox ko pouvoir nga noot ko teg ko ci benn cercle boo xam ne mënutu fa bouger mënutu fa génn tas parti yam ba kenn xamul parti bi nan lay nirool te moo fi nekkoon parti boo xam ne parti bu mag la def fi ñaata acte de pouvoir ñu jógee foofu benn espoir bu ñu amoon muy Khalifa Sall nga jël ko nga tëj ko dugal ko ci benn problème tëj ko ba PS existé tul nga jógee foofu ñëw AFP jël Moustapha Niasse moom tamit pouvoir la bëgg nga jox ko pouvoir parti yam tas Malick Gakou dem fële ñeneen yi ku nekk dem yoonam nga tas parti boobu noonu tamit nga jógee foofu noonu jël PDS nga tas ko ba ñoom tamit benn bu ñu yaakaar muy Karim Wade nga jël ko tëj ko génne ko réew mi teg ko ay daan loolu yëpp nga dajale ko nga toog ci sa pouvoir def 7 ans sans problème nekk fii def lu neex ba nit ñi di laam-laame sa pouvoir. donc da di loo xam ne dañ ci jàng lu bëree bëri ci parti yooyu noonu nga tas nga jël ay nit yu nga xam ne peut-être amatuñu lu ñuy prouver Sénégal amatuñu lu ñuy prouver sur le terrain politique nga teg leen sa wet. point boobu li ma la ci lancé mooy président Macky Sall sénégalais yi dañoo doyal ci Tanor Dieng sénégalais yi dañoo doyal ci Moustapha Niasse sénégalais yi dañoo doyal ci ay Ousmane Ngom di gis ay nit yi nga xam ne démb ñoo fi taxoon di la ŋàññi ñu ñëwaat rejoindre la nga jël ñoom ñëpp uuf leen teg leen sa wet mais li nga war a xam mooy ñun sénégalais yi dañoo doyal ci Tanor
dañoo doyal si ñas dañoo doyal si paa yi loolu ñun mënuñ ko comprendre li ñu lay ñaan mooy sa mandat bii di ñëw noonu nga génne leen sa wet te mënuñ comprendre benn affaire nga jàpp Karim Wade tëj nga bàyyi Ablaye Balde muy dox te Ablaye ak Karim Wade li nga ko toppee yëpp Ablaye Balde moo ko si accompagné muy dox di circuler lu mu ko neexee ay Ousmane Ngom ñoo fi nekkoon ministre de l'intérieur le 23 juin ay nit dee si gis nañ at yi mu fi posé yëpp ba léegi mu ngi sa wet mu ngi circuler ñu gis ay Farba Senghor di dox ak keneen corps de contrôle yi ay nit yu ñu joxoñ teg leen baaraamu tuuba ci xaalisu réew mi ñooñu nekk fii di doxal seen i activité nit ñi di si teg seen tànk kenn mënu si dara moo tax nit ñi di ŋàññi justice bi boobu ba léegi ñu naan séparation des pouvoirs amul donc ñu ngi lay ñaan si sa nguur gi ngay ñëw doxal de 2019 à 2024 yenn tet yi ngir yàlla nga génne leen sa wet nga teg leen fële parce que sénégalais yi ñoo bëggatul si ñooñu noonu amatuñu lu ñuy prouver loolu mooy message bi nga xam ne loolu la ñuy lancer ci deuxième point nga xam ne sénégalais yi dañoo doyal ci ay Tanor ay Niass des transhumants yi nga xam ne mënuñ la apporter benn affaire boo seetloo ci résultat yi ñu ci gagné seen gox wala seen région da nga koy compter waat donc ces gens-là n'ont plus la confiance des Sénégalais ils sont plus crédibles nit ñi soxlatuwuñ leen amatoo benn pression boo xam ne am nga ko président Macky Sall parce que de 2012 à 2019 mun nga poser ay actes ñu comprendre nga dugal ci ay actes politiques wala ay affaires politiques parce que da nga doon ut beneen mandat mais bii nii ngay ñëw doxal nii amul benn pression bu tegu sa kaw parce que yaa ko wax soxlatoo beneen mandat constitution bi mayu la ko donc jëlal nit yooyu nga xam ne amaluñu la benn njëriñ sénégalais yi bëgguñu leen nga jël leen nga teg leen fële nga liggéey ngir réew mi nga liggéey ngir problème mu sénégalais yi nga liggéey ngir problème mu jeunesse bi problème mu jigéen yi problème mu diaspora bi nga jël loolu yëpp nga def ko di ko fanaanoo di ko yeewoo di ko yendoo bu weesoo loolu troisième appel bi mooy ku mel ni Khalifa Sall wala Karim Wade ñu ngi lay ñaan seen cas nga jug si nga réglé ko nu mu gën a gaawee parce que politique raxoon na ci bu baax a baax donc affaire politique nga jël ko teg ko fële nga bàyyi Khalifa Sall mu ñibbi këram waa këram yi mu di jot si moom parce que borom njaboot la am na ñu ko gëm am na ñu yaakaar si moom nga génnee ko mu dox dem doxi ay soxlaam ku mel ni Karim Wade nga bàyyi ko mu ñibbisi si biir réew mi sénégalais la ñu ko gëm ñu ànd ak moom ñu ko gëmul ñu bañ a ànd ak moom loolu mooy troisième point biñ lay ñaan loolu yëpp politique lal na ko mais fi nga toll nii tey fi nga jëm muy 2024 amul benn pression bu nekk sa kaw parce que utatoo beneen mandat amatul looy prouver sénégalais yi li nga mën a prouver sénégalais yi mooy transparence mooy séparation des pouvoirs muy nga bàyyi corps de contrôle yi ñu libre ñu autonome ba ku def naka sudul noonu ñu dal sa kaw buñ la naree tëj ñu tëj la alors réew mi ku koy yor nga indi ko loolu la sénégalais di xaar ci yow sa 5 initiatives phares yi nga xam ne moom nga fi teg ci sa programme liggéeyal ëllëg nga déroulé ko ba sénégalais yi mun ci gis seen bopp ndaw yi gis ci seen bopp jigéen yi gis ci seen bopp diaspora bi gis ci boppam surtout loolu lañ lay xaar ci sa mandat bii nii bu weesoo loolu président Macky Sall yaa ñu waxoon 2012 l'homme qu'il faut à la place qu'il faut maanaam nit ku nekk lu mu yelloon lu mu attan lu mu mérito ñu jox ko loolu noonu ñu bàyyi affaire de mbokk ñu bàyyi ay affaire de partisan ñu bàyyi ay affaire de non diw moo tax ma gagné fii donc il faut ma fal ko ministre ñu ngi lay lancer appel boobu noonu ci sa nouveau gouvernement bi ngay ñëw teg nga jëlal ñu ay nit yu am xam-xam ay nit yu xam problème mu sénégalais yi nan lañ ko mënee saafara ay nit yu nga xam ne ay experts lañ ay nit yi nga xam ne xam nañ problème mu sénégalais yi te xam nañ fan lañ mën a jaar ba régler ko nga fal leen ay ministre fal leen ay directeur fal leen ay poste de responsabilité nga jox leen réew mi ñu mun ñu koo doxal waaye homme politique yi nga xam ne ñoo la wër transhumance yu bëri nga xam ne lu ñu war a def yëpp def nañ ko depuis alternance 2000 jusqu'à présent mënuñ la apporter benn changement ñooñu nga jël leen teg leen fële nga xam ne da nga leen soxla woon pour politique jeex na heure liggéey moo jot waxtu liggéey jot na waxtu faj problème bu sénégalais yi jot na te loolu pour mu mun a nekk il va falloir que yenn tet yi nga écarter leen ci sa gestion bi nga indi ay nit yi nga xam ne ay borom xam-xam lañ xam nañ bu baax lan la réew mi soxla fan mooy metti ñu mun ñu koo fajal ñu régler problème bu jeunesse bi problème mu enseignement bi problème social bi agriculture bi industrie bi problème mu diaspora bi problème mu xëy ndaw ñi ñu mun ñu koo lijjanti apporter ñu ci ay solutions yi nga xam ne ñun ñëpp dinañ ci gis seen bopp Sénégal bu ñuy rêvé ñu mun ko gis
loolu mun na la permettre nga génn par la grande porte. bu weesoo loolu dernier point wala dernier appel bu ñuy lancer mooy toujours la séparation des pouvoirs président séparation des pouvoirs code de contrôle yi bàyyi leen ñu libre ñu def seen i liggéey nga bàyyi justice mu def liggéeyam yow mi nga xam ne yaa nekk pare nga liggéeyal ñu tegal ñu gouvernement bu baax gouvernement boo xam ne problème sénégalais yi moo leen di tax a jóg loolu mooy appel bi nga xam ne moom la ñuy lancer président de la république Macky Sall yàlla mayaat na la nga war a ñu jiite pendant 5 ans donc 5 ans yooyu li nga la ciy xaar mooy ay avancées toujours ay avancées sa bilan immatériel bi buñ ko naree xayma bu dee 5% moo ci nekk 5% yooyu Marème Faye Sall moo ko fi liggéey jàppale nañ ñu bëri côté social bi appuyer ko côté social bi ñu gën ko dooleel industrialisation bu ñuy wax nga gën ci def fulla ak fayda li nga xam ne mooy wàllum jeunesse bi nga jàppale jeunesse bi impliqué leen surtout ci sa gestion bii nii impliqué jeunesse yi bu baax a baax ci mandat bii nii parce que perte nga confiance su jeunesse bi yow xam nga loolu perte nga confiance su diaspora bi président de la république xam na loolu ñi muy àndal xam nañ ko bu baax a baax donc li fi nekk c'est simple da nga doon ut mandat d'après résultats yi joxe gagné nga à hauteur de 58,26%. donc président de la république xoolal sa mandat bi passé nga tiré ci erreur yi nga def wala bu dee du erreur yow jàppale du erreur nga xool li nga xam ne def nga ko te Sénégalais yi apprécié wuñu ko nga jéem a jëfandu ci loolu nga rectifier erreur yi nga jot a def yomb na ci ban anam mooy que ni utatoo beneen mandat li nga soxla mooy sortir par la grande porte liggéeyal ngir Sénégal xam nga suñuy problème def nga tour Sénégal en 2012 avant campagne yi defaat tour Sénégal ak sa conseil des ministres décentralisé bi nga defaat tour Sénégal yàggut ci élection présidentielle yi donc xam nga fuy metti ci Sénégal xam nga région bu nekk ban potentiel moo fa nekk boo xam ne mun nañ ci sukkandiku wala mun nañ ci appuyer pour développer région boobu noonu xam nga région bu nekk lan mooy problème bi nan lañ mën a def ba saafara problème boobu noonu donc Macky Sall xam na Sénégal xam nga Sénégal bu baax a baax li la war jamono ji mooy les vieux là wala les transhumants là nga jël leen teg leen de côté da nga leen soxla woon pour politique jeex na li ñu soxla mooy liggéey nga jël leen teg leen fële nga wut ay nit yu compétents ay nit de valeur des personnes de valeur des personnes sûres des patriotes des vrais citoyens nga jël leen jox leen ay postes de responsabilité ñu liggéeyal suñu réew ngir yàlla loolu mooy message bi nga xam ne moom la ñuy lancé tey ngeen baal ñu. donc comme ni ñu koy defee saa su nekk daanaka affaire de politique bi dinañ ko tegagum ci kanam yeneen vidéo yi di ñëw dinañ ñëw ci wàllum étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii en France dinañ dugg ci mbir mi xool nan la ñuy def ba dugg ci fii nii yenn voie moo am voie publique bi voie privée bi frais yi nga xam ne moom ngay def Sénégal ak agence yi nan la ñuy doxee ban liggéey la ñuy def plateforme bi nan lay demee plateforme Campus France bi entretien yi. bu weesoo loolu boo ñëwee fii nii ban problème nga fiy fekk problème mu petit boulot yi logement bi rapport bi ñu am ak administration bi fii consul bi wala au niveau de l'ambassade problème bourse yi dinañ ci ñëw dinañ ñëw tamit au niveau des études ci université français yi sénégalais yi fi ñuy jàngee nan lañ ciy génnee yenn association ñoo fi am association yi nan la ñuy doxee bu ñu kiiwee dinañ def ay témoignages. loolu mooy yeneen vidéo yi nga xam ne moom la ñuy préparé dinañ ci ñëw emploi jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk problème mu ñibbi bi nan lay demee pourquoi association yu bëri yi nan la solidarité entre sénégalais wala entre étudiants sénégalais nan la fi demee lan mooy mbir mi exactement ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk peut-être comprendre lu ñu yenn yi maanaam après les études comment est-ce que ça se passe si tu dois rentrer ou bien tu veux rester ici en France comment est-ce que ça se passe wala boog ñi nga xam ne dañoo bëgg ñëw fii en France continuer fii seen étude ñu xam système bi nan la tëddee ba yenn arnaque yi wala yenn problème yi nga xam ne ñu ngi koy subir durant tout le processus ñu war ko xam ñu tojal leen ko loolu mooy tey waxtaan bi nga xam ne moom lañ bëggoon sekk ak yéen di leen sant di leen gërëm ba beneen yoon incha allah merci beaucoup. armelu rëccu boo gis ay naqar lañ fa suul ku ñu fay sa bor nga mer li nga leble baaxul kuy def pour ñu tàcc